asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp rek koo xam ne yow yaay safoo bernde ñu dellu si waat ak yéen si seen émission tey nag moom dañ leen di indi lu ñuy wax muusalu jën defoon nañ fi benn boo xam ne bu saumon la tey nag dañu indi ak ay tëll ak yooyu pour wan leen nuñ koy defee lii nag moo ciy dem dinañ soxla jën dinañ soxla aussi li nga xam ne moom la ñuy def ci ñeexu muusal bi muy maanaam carotte ak céleri ak aussi soble ñu yore fi aussi tuuti citron dinañ yore bu doom bi ak bu ndox bi yépp dinañ ko nal dinañ amee aussi suñu ay épices mu nekk piment bu ku nekk bu la neex rek muy kaani bu kii bi bu xeeñ bi yore aussi ail en poudre oignon en poudre ñu yore fi aussi tuuti cajun boobu tàmm ngeen ko léegi ñu yore fi aussi citron bu wow bi pour mu gën ko jox acidité ñu yore fi aussi laurier ak tuuti curcumin donc ñu amee fi poobar ak laaj ak aussi xorom ñu amee fi tamit levure nutritionnelle wala gars yi di ko wax levure alimentaire voilà moom tamit moom la ñu yore ñu ngi am fii tamit suñu roof dinañ ko boole ak benn crudité boo xamante ni day nekk salade mu ànd ak ay green beans moom mooy ko haricot vert voilà haricot vert ñu boole ko loolu ak ay nen yu ñu baxal carotte râpée ku nekk yu yaay xool lan nga yore nga boole kook moom donc man après damay dem dugg si xool frigidaire bi xool lan moo fa nekk comme ça ma defar suñu salade ordinaire bi nga xam ne moom la ñuy boole ak suñu muusalu jën yi ba pare boole ko aussi ak mayonnaise ku ko am mun nga ko ci def ku ko amul mun nga ko omettre wala ku ko bëggul donc du ñu def rek lu dul ñëw ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà suñu ay jën ñu ngi nii tey nag dama fi yore ñaari variété donc benn bii dafa nekk jënu kong moom mooy nekk catfish moom la ñuy wax catfish moom laa jël nii mélangé ko ak suñu ocean perch moom mooy sébasse donc bii tamit jën bu neex la aussi si ay ceebu jën ak affaire yooyu noonu donc moom laa jël rek ma mélangé ko ku nekk jën bi nga am boo xam ne mun nga si am tëll bu rafet mun nga ko def sinon bu fekkee ni da nga bëgg a def ak filet parce que boobu defoon nañ ko ak saumon ya mun nga ko def mais filet yi na xaw a nekk filet yu dëll tuuti donc léegi li may def mooy su la neexee mun nga ko jël nii dugal ko ci biir ndox beeg affaire yooyu yëpp mais man li may def mooy damay daal di commencer roof ko daal di koy mariner donc roof bi may def nag comme roofu ginaar laay def moom moo nekk nii dafa nekk suñu ail bi nga xam ne dañ ko dëbb boole ci poivre noir boole ci tuuti kaani boole ci oignon en poudre ail en poudre def ci aussi tuuti sel ak aussi tuuti kaani tëmbal waa kaani xeeñ moom la ñu jël dëbb ko def ko roof ku nekk yu yaay xool lu la neex bu fekkee comme roofu ceeb da nga si bëgg a dolli persil mun nga ko si dolli mais man nii laa ko bëgg a bàyyi nga xam ne dina ma jox goût comme roofu ginaar daal donc léegi sans plus tarder loolu la ñuy defar nga xam ne suñu paree def suñu roof yi dañuy daal di ñëw rek commencer incha allah dagg suñu kii yi nga xam ne moom mooy dem muy citron yeeg ak oignon yeeg yooyu nga xam ne dañ koy daal di ñëw rek dugal ko si biir cin bi instant bi def naa ci ndox bàyyi ko muy tàng ndànk-ndànk léegi yooyu rek laa ci ñëw dugal la temps mbir yi di mariner ñu mun a yegg ak yéen incha allah. voilà léegi dañuy daal di jël suñu ay épices rek commencer mariner gis nga kii bi ñu desee laaj bi mi ngi nii dañ koy jël moom aussi boole ko ci affaire yi donc ma daal di jël tuuti sama ail en poudre oignon en poudre bien que damay def ci biir ndox bi mais dama bëgg a defar nga xam ni day am affaire yi day am couche sur couche donc yëf yi day saf lool incha allah gis nga sama curcumin voilà ñu jël suñu cajun donc ñu daal di ñëw jël tuuti ci kii bi citron gis nga ma def ko nii pour laaj bi mën a dem ci affaire yi bu baax a baax a baax gis nga defuma ci diw walla lenn parce que soxlawuma diw tey donc ma daal di jël nii diw ci kawam bu ñu fàtte suñu poivre ma dolli fii dolli levure alimentaire muy levure nutritionnelle
donc noonu rek la ñuy jël mélanger yépp commencé ko ci diw. gis nga marinade bi jarul muy yàgg buñ ko ci defee ay 10 minutes rek ñu commencé donc loolu daf ñuy permettre temps yëf yi di kii ndox yi di ingrédients yi ñu ci def voilà mu dugg ci biir ndox bi loolu ba nga xam ne yëpp seey na fa nga xam ne ndox bi dafay infusé wu ak ingrédients yi ñu def noonu bu ko defee heure def bi kii def ci jën yi fekk marinade bi ñoom tam dugg leen loolu jot ñu mun a yeggale incha allah. voilà gis ngeen fi ma nekk nii instant bi yëf yi pare na su ma neexoon bu ma demoon ba di ko dugal ci cin bi nii laa koy dugalee mais man pour ñu garder seen forme ak rondeur tey jii bu fekkoon da nga am jën yi am na jën yoo xam ne boo ko defee ci cin bi rek ñu daal di ibbeeku léegi pour minimiser loolu damay jël sama kii buum nii muy kitchen twine lii pour togg la ku nekk loo am rek wëñ wala lu mu munti doon nga daal di koy takk nii ba mu xaw a dëgër tuuti nga xam ne dina xaw a jël forme dina téye jën bi ba nga xam ne du ubbeeku ak yooyu donc kii bi étape bi c'est optionnel ku mu neex rek nga def ko ku mu neexul nag mun nga ko bàyyi noonu incha allah. côté geen bi moom duma ci sax sonn noonu parce que ñoom chance pour mu ubbeeku dafa minime mais comme takk naa yépp rek bàyyi ma defaale ko rek benn yoon voilà. donc avant ngay yekk rek nga daal di koy dindi mi ngi noonu donc léegi dañuy daal di ñëw dagg suñu ay kii nuñ koy waxee citron ak soble après ñu ànd ak yéen ci gaz bi wan leen nu muy demee incha allah. voilà gis ngeen ndox baa ngi nii baax na léegi damay ñëw sotti ci carottes yeeg épices yeeg ak yooyu noonu donc carotte bismillah ma def ci suñu kii Cajun mooy assaisonnement créole yi ñuy def yi am fi aussi tuuti ail en poudre oignon en poudre ak curcuma donc ñu sotti ci lépp voilà ñu def ci suñu citron bu wow bi def ci suñu céleri ku amul céleri mun nga def par exemple kii soit green onion muy oignon vert wala soo amee sa poireau muy poro nga def ci tuuti gis nga ñu def soble jarul muy bari ma jël sama citron bi nga xam ni dama ko daggate ay rondelles def ci jël tuuti kaani xeeñ gis nga ak tuuti poivron ma def ci donc fi mu nekk nii dañ koy bàyyi tuuti mu baax ba ci kanam donc ma ñëw def sama levure nutritionnelle ak tuuti poivre voilà léegi nag ñu bàyyi ko mu infuser ci bu baax a baax avant ñu ciy def jën yi donc dañ koy bàyyi mu baax quelque chose comme yeneen 5 à 6 minutes après nag ñu door ci ñëw nag def ci léegi suñu jën yi bu boobaa dañuy wàññi feu bi bu nga xam ni feu très doux lay nekk comme ni ma leen di wax bëgguñu mu baax ak jën yi dañu bëgg mu nekk ndànk-ndànk di teem-temeek moom ndànk-ndànk ci biir cin bi nga xam ni chaleur kii bi cin bi ndox bi vapeur bi moom mooy togg jën bi au lieu de muy nekk di bax ak moom donc instant bi lañ koy baxal ba mu bax après ñu daal di koy wàññi nag léegi incha allah. gis nga léegi ñu def ci suñu laaj beeg poobar bi dama ko fàtte woon sànq donc dañ koy def moom tamit mu continuer di bax fii gis nga fi mu nekk nii baax na bu baax a baax léegi ma ñëw nag def ci jën bi bàyyi ko nag ak moom buñ ko ci defee nag dañ koy bàyyi à peu près ay 15 minutes yooyu noonu rek fekk jën bi pare na et tout bu ñu paree ñeex bi duñ ko tuur duñ ko def dara dañ koy utiliser waat pour def ci sauce pour jën bi incha allah. voilà gis nga léegi wàññi nañ suñu gaz ba mu ndaw parce que baax na baax bu baax a baax léegi damay daal di ñëw rek def ci jën yi directement bismillah naa fexe rek ba ñu toog. léegi ñu jël desitu marinade bi fii daal di ko ciy def donc léegi dañ koy daal di ñëw upp ràpp bàyyi ko muy mijoter ndànk-ndànk. voilà gis ngeen suñu ndox mi ngi nii di bax ak nen yi li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw jël kii bi haricot vert bi daal di koy def fii dañ koy tay donc
ku nekk rek bu la neexee nga tey ko wala nga sauté ko mais man fi mu nekk nii pour man lii moo ma kiyal moo ma taneel fi mu ne nii daal damay ñaan yàlla mu dox fii nii bëgguma teg beneen ci ni voilà donc dañuy tey rek le temps ñuy tey ñu daal di commencer dagg suñu ay sobleek yooyu nga xam ni moom lañ siy ñëw def incha allah bu ko defee yëf yi commencer fi mu ne nii jën bi rek la ñuy xaar te dans peut-être dans yeneen 5 minutes incha allah mu daal di pare ñu daal di ñëw commencer. voilà fi mu nekk ni dañuy daal di ñëw defar suñu mayonnaise donc amoon naa fi mayonnaise boo xam ne dama ko defaroon ba pare donc defuma si woon dara à part xorom poobar ak citron ak tuuti moutarde laa ko defaree ak ñaari nen laa utiliser woon jour boobu parce que kii mayonnaise bu bari laa doon defar donc tey jii damay jël si même mayonnaise boobu gis ngeen fi mu nekk nii. voilà gis ngeen donc dañuy jël suñu laaj daal di koy def si biir. bismillah tuuti rek laaj ak poobar ma daal di jël dama koy dolliwaat noonu ma jël sama mayonnaise bi def gis ngeen mayonnaise bu dang laa defaroon laa lay wax nii parce que dama bëggoon bés bu ma siy def lenn rek ma mun a am contrôle loolu naka laa bëggee mu oyof donc gis nga ma daal di jël bu ma defee nii après dinaa xool ndax dama siy dolliwaat tuuti vinaigre tuuti vinaigre ak citron ak yooyu mais il faut ma mélanger si yëpp ba pare door ko def. gis nga ma daal di jël léegi sama oignon bi nga xam ne dama ko daggate woon mi ngi nii ma def ci. ma jël aussi sama oignon vert tuuti rek daal di ciy def tamit gis nga ma mélanger. su la neexee à ce niveau nga bàyyi ko nii mais man dama ciy yokk yeneen ñaari ingrédients pour mu gën a am cafka donc dama jël sama crevette bu wow gis nga crevette bu wow bi ma daal di koy baxal ci ndox encore pour réhydrater ko voilà pour réhydrater ko donc muy rehydrate kii bi crevette bi ba nga xam ne dina nooy di nga ko mën a lekk donc nga def ko ku bëggul crevette mun nga ko omettre mais man bii moom il faut ma def ko ci incha allah gis nga ma daal di jël tuuti ci sama carotte râpée ma def ci tuuti rek nii couleur bi laa ci soxla ak vitamines yi gis nga ma daal di def nii léegi su ma paree damay daal di ñëw jël sama persil daal di koy fejet def ko ci biir bu ko defee ñu daal di xool assaisonnement beeg yooyu bu amee lu ñu war a dolli ñu dolli ko comme ça ngeen am une idée. kon nag la famille gis ngeen kii baa ngi noonu mayonnaise baa ngi ni léegi li ñuy def mooy dañ koy daal di ñëw rek teg ko à côté donc seen mayonnaise a ngi noonu lu la neex rek nga ciy mélange. voilà pour suñu kii bi salade ordinaire bu simple rek laa jël li may def mooy gis ngeen bool bi dama ci defaree woon mayonnaise mais dama koy jël continue duma ko raxas duma ci def dara parce que goût bi dama ko soxla aussi léegi moom laay jël daal di koy def ma amoon vinaigrette boo xamante ni dama ko am ci kër gi comme du ngeen ko xamee rek chaque fois donc mu amoon moutarde ail en poudre oignon en poudre vinaigre balsamique tuuti ak citron ak vinaigre bu weex bi ma daal di ci defoon aussi tuuti kaani donc poobar laaj xorom ak tuuti levure nutritionnelle ma defaroon ko léegi li may def mooy damay daal di jël li def ci suñu kii bi nga xam ne dañ ko tayoon bi suñu haricot vert bi nga xam ne dañ ko tayoon donc ñu daal di ko ciy def ku mu neex mun nga ci boole ay pomme de terre ak affaire yooyu noonu mais man xale yi ñoo tax tey duma ci def pomme de terre dama leen di bàyyi noonu nga xam ne dinañ mun a lekk leneen lu bokkul ak ay pomme de terre histoire de varier un peu donc ñu daal di koy mélanger ngeen gis donc gis ngeen haricot vert baa ngi nii léegi nag ku nekk lu la neex nga def ci lu la munti neex man bu ma defee haricot blanc bi nii kii haricot vert bi damay daal di jël sama kii gis nga oignon vert yu nga xam ne dama ko daggate woon daal di ko ci def tuuti réserver yenn yi pour ci kaw gis nga soo defee nii su la neexee nga def say ay herbe ak lu la munti neex mais man tey jii moom nii laa koy bàyyi daal di xool assaisonnement bi rek laay xool su ma paree nag daal di jël sama salade indi ko ñëw commencer nag assembler comme ça ngeen am une idée naka la ñuy defaree tey jii suñu salade ordinaire bi nga xamante ni beneen version la daal boo xam ne bokk la comme ni ñu xamee salade ordinaire nga xam ne day riche ba bëgg a dee parce que tey dañ ko boole ak ndawal moo tax bëgguma ko def mu diis noonu
voilà donc ñu ngi ñëw defar suñu salade ordinaire li ngeen gis fii ay laitue la ku nekk rek xeetu salade bi nga am rek moom ngay jël feuille bi nga am moom ngay jël donc moom dama jël rek dagg ko tey gis ngeen dagguma ko sax ay kii yu sew sewaan dama ko def mu dijj nii bu ko defee ku nekk nga mun a jël lu la kii lu la arrangé bismillah donc ma daal di def kii bi haricot bi juste ci digg bi salade bu simple rek lañ koy def gis nga léegi nga ñëw teg yow yaay xool rek nu la neex nga koy tegee voilà ñu daal di indi suñu ay concombre ak yooyu tamit def kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey togg bu simple boo xamante ni muusalu jën la donc gis ngeen ko nii mu nekk nii ñu boole ko ak suñu salade ordinaire boo xam ne dafa simple ba bëgg a dee mu am ay haricots verts ak ay concombre tomate fraîche ak radis ak tuuti nen aussi ñu boole ko aussi ak carotte râpée donc ñu am fii suñu restant wu kii crudité yi pour koo xam ne bëgg nga dolli waat rek mun nga dolli ñu boole woon ko ak mayonnaise bi nga xam ne dañ ko mélangé ak def si tuuti crevette bu wow bi nga xam ne dañ ko rehydrate voilà moo gën a yomb ci man rehydrate donc moom moo nekk nii fi li ma leen waxoon rek sauce muusal bi dama jël bi ma paree dama seppi affaire yi daal di koy bàyyi mu ngeer tuuti rek ma daal di si def tuuti beurre léegi pour mu jox ko benn kii bu velouté goût bu velouté ku bëgg mun nga ko booleeg sauce mais man nii laa koy def tey pour simplal ko loolu tey nag émission bi ñu ngi koy jox encore toujours rek si fans bernde yi ñu ngi koy jox soxna Maymuna Sumbulu jox ko aussi soxna Maguette Lo di ko jox Samb di ko jox Dakar Street Life di ko jox aussi Ma Michelle 221 di ko jox Kadelka ci Canada mais aussi di ko jox Oumy Sall ñeneen ñi nag di leen jox yéen tamit di leen toggal seen bos incha allah si fan yii rek bu soobee kii mayee di leen jaajëfal si gunge bi ngeen ñu doon gunge comme ni ngeen ko tàmm di joxe sans waaw xawoon naa def musiba dama koy jox aussi sama doom yi nekk fii muy maanaam Marème Dia Fama ak Matou ak Fat Kiné aussi ñooñ tamit maa ngi leen koy jox ñoo ngi toog jàkkaarloog man ñoom laa koy tibbal tey jii di leen jox loolu donc di leen wax ni di leen jaajëfal si gunge bi ngeen ñu doon gunge comme ni ngeen ko tàmm di defee saa su ne di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax ni bu leen fàtte toujours di abonné wu si chaîne bi bu ngeen abonné woo bu leen fàtte appuyer aussi si cloche bi noonu ngeen di jotee notification bu ma dugalee lu mu munti doon rek di ngeen ko jot incha allah di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah غير